ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy wax ci ki fi nekkoon directeuru COUD du centre des œuvres universitaires de Dakar muy Cheikh Oumar Anne ku ci nekk yaakaar naa ni dégg nga njombe yam fa defoon ak ay détournement ay subvention yoo xamante ni musul exister ak njëndum ay légumes ci ay njëg yu jégg dayo tubaab di ko dippee surfacturation loolee lépp ñu tënk ko lu ëpp ci 500 millions de francs CFA mais njëg bi ëpp na ko te loolu di ngeen ko xam bu ngeen suivre vidéo bi rapportu OFNAC 2014-2015 muy ab rapport public d'activité maanaam rapport buy laal secteur yu wuute te ñu nemmeeku fa ay sàcc ak corruption benn ci organisation yooyu noonu di COUD Cheikh Oumar Anne defoon fa ay mbir yu jégg dayo yoo xamante ne nii di ngeen ko découvrir ci vidéo bi nii ci rapport bi nag nga xam ni Cheikh Oumar Anne lañ ci tuumaal ci anam gi mu géré woon COUD enquêteuru OFNAC yi dañu nemmeeku li ñuy dippee indice de faux et usage de faux maanaam utiliser ay moyens yoo xamante ni day tax nga lewal xaalis par exemple bu ñu jëlee ci wàllum subvention Cheikh Oumar Anne dafa décaissé woon alal ju toll ci 454 millions 476 mille 81 de francs CFA entre 2014 ak 2015 te ba suñu jooni yàlla tey jii xamuñu xaalis boobu noonu ñan ñoo ko jëfandikoo mais li am ba am mooy xaalis boobu yépp ci poche am la dem mais naka la ko defee da leen koy expliquer nii dafa décaissé lu toll ci 216 millions 343 mille 323 de francs CFA en 2014 mu dolliwaat ci lu ëpp 238 millions 132 mille 758 de francs CFA ci juróom-ñetti weer yi njëkk ci atum 2015 te ci rapportu OFNAC bi dañu seetlu que ni subvention yu ci ëpp dañu ne dañ ko jox ay agent wu COUD wala régisseur bi mais ci papier yi préciser wul lan moo tax ñu jox leen xaalis bi amul alors que ci texte yi wala sax ci principe subvention dañ ko war a jox ay personnes physiques wala morales maanaam ay nit yoo xamante ni liggéeyuñ COUD léegi nag naka la ñu mën a subventionner ay nit yu liggéey biir COUD alors que ñoom am nañ salaire am ay prime ci seen wàllum liggéey mais li nit ñi war a comprendre foofu mooy loolu ab façon la pour lewal ay millions yu bari maanaam nit yi ñu lim ne ñoom ñoo jot xaalis bi gisuñu dara laaluñ dara bu weesoo ay neexal yu leen di jox. ba tey ci wàllum subvention yi bu ñu sukkandikoo ci grand livre comptable bu COUD bi ñeel atum 2014 35 millions 20 mille francs CFA envoyé nañ ko ay nit yoo xamante ni ba léegi xamuñ seen tur subvention yooyu noonu ki ko def mooy directeuru COUD bi fi nekkoon di Cheikh Oumar Anne diggante 1er jàpp 15 octobre 2014 te itam amul dara amul benn pièce bi justifié paiement yi nga xam ne def nañ ko ñu toll ci ñeenti paiement te paiement yooyu noonu ñu ngi ko def ci date yi 1er octobre 2014 Cheikh Oumar Anne def na paiement wu 8 millions 800 mille de francs CFA même jour bi muy 1er octobre 2014 bi mu defaat beneen virement bu toll ci 15 millions 840 mille 15 octobre 2014 mu def virement wu 6 millions 480 mille même jour bi tamit di 15 octobre 2014 mu defaat beneen virement bu toll ci 3 millions 900 mille de francs CFA. mu amaat tamit yeneen subvention yoo xamante ni def nañ ci turu ñi ko jot mais problème bi mooy ci papier yooyu noonu waxuñu lan moo tax ñu envoyé xaalis nit ñooñu ak tamit naka la ñuy utiliser xaalis boobu noonu te ci loolu directeuru COUD bi fi nekkoon di Cheikh Oumar Anne dafa violer procédure maanaam yoon wi ñu war a jaar pour joxe ay subvention ci fonds COUD yi parce que boo demee ci article 13 bu décret 75 890 bu 23 juillet 1975 bii tënk règle d'organisation et de fonctionnement bu COUD maanaam anam yi ñu war a yoree ak ni COUD di fonctionner dañu ne subvention bu ci ne bépp subvention bu ñuy def dafa war a jaar ci conseil d'administration maanaam fokk membre conseil d'administration bu COUD dajaloo waxtaan trouver ab déggoo laataa ñu génnee xaalis alors que Cheikh Oumar Anne defu ko dafa utiliser budget bi comme ni mu ko bëggee comme si que alalu boppam la agent wu COUD yi tamit bàyyi ko mu def lu ko neex parce que COUD noonu lay fonctionner te ñi nga xam ne ñoo fay liggéey xam nañ ko maanaam kuñ fa directeur da ngay ñëw indaale say nit yi nga xam ne ñoo lay wër ñoo lay dar nekk sa direction ñooñu bépp maguy booy def bépp lëndëm booy def ñoom ñoo la ciy jàppale Cheikh Oumar Anne
looloo ko faciliter càcc gi nga xamante ni defoon na ko biir COUD. ba tey ci wàllum subvention yi Cheikh Oumar Anne defoon ay dépenses ci ab cérémonie de visite bu ñu organisé woon biir campus bu université bu Dakar le 31 juillet 2015 ci cérémonie boobu Cheikh Oumar Anne defati yeneen njombe yoo xamante ni doyo bi kenn mënu ko natt mu ne versé na lu toll ci 8 millions de francs CFA étudiants UCAD yi mu dépensé waat mu ne 15 millions de francs CFA pour habillement wu ñi nga xam ni ñooy accueillir gan yi muy étudiants yi mu dolli si ne dépensé na 32 millions de francs CFA pour habiller femmes yi ak hôtesse COUD yi ñu teg ci 34 millions de francs CFA pour defar ay t-shirt ay body ay mbaxane pour étudiants yi ak personnel COUD bi loolu lépp boo ko boolee toll na ci 89 millions de francs CFA yi nga xam ne nee nañ dañ ko génnee ngir wàllum subvention ñeel cérémonie de visite bi ñu organisé woon ci campus social bu UCAD. mais li yéeme ci enquête bi OFNAC def mooy décision d'octroi maanaam këyit yi firndeel ni génnee nañ xaalis pour financer cérémonie boobu ñu fa amaloon date bi mi ngi nekk 13 août 2015 ci këyit yi loolu la ci ne ci lañ def payoor bi alors que cérémonie bi amoon na 31 juillet 2015 maanaam cérémonie bi am na un mois avant ñuy bind ci këyit yi ni def nañ dépense yi nii booy xool bépp pexe la ñu def pour mën a justifier xaalis bi nga xamante ni sàcc nañ ko COUD. leneen li dëggal ki ni Cheikh Oumar Anne dafa sàcc xaalis boobu noonu mooy yére yi nga xamante ni déclaré woon nañ ni dañ koo jënd mu toll ci 100 costumes 100 cravates ak 100 paires de souliers ak ay yére hôtesse pour jigéen ñi yooyu yëpp bi OFNAC doon def enquête bi mu seetaanee filmu cérémonie boobu noonu maanaam vidéo yi li ñu cité ni jënd nañ ko yëpp gisuñu kenn ku ko sol ci vidéo boobu noonu maanaam ay mbir yu ñu imaginer la woon tënk ko ci kayit pour rek rawale xaalis bi. benn dépense la ñu xam ni bind nañ ko ci kayit yi te am na mooy xaalis bi ñu ne jox nañ ko étudiants yi te foofu am na benn problème bi ci am parce que dañu déclaré que ni 8 millions la ñu jox étudiants yi alors que ci paiement yi 7 millions kese la ñu gis maanaam am na reliquat wu 1 million boo xamante ni kenn xamul fu ñu ko duggal. ci même rapport bi OFNAC signalé waat yeneen mbir yu garaaw jëm ci caisse d'avance bu COUD ak wàllum restauration bi maanaam lekku étudiants yi ak ay yeneen investissement ci rapport bi Cheikh Oumar Anne nakate da doon def fukki fan yu ne mu jël ci keesu COUD yi 150 millions de francs CFA boo ko xaymaa mu nekk 450 millions weer bu jot mu jël ko ci keesu COUD yi ne day jënd ay légumes ñaari exemple kese la leen di jox ci légumes yooyu mu ne da ko doon jënd ci kayit yi mi ngi doon jëndee nee na kilo ñebbe 4500 francs CFA. beneen mbir bu gën a garaaw mu ne chaque weer day jënd 300 kilos poobar yoo xamante ni pour ñaari restaurant kese la yoo xamante ni COUD moo ko doon gérer laataa ñuy am repreneur maanaam société bi nga xamante ne nii moo war a gérer togg étudiants yi lekk gi ñuy lekk. mais diggante bi ñu doon xaar am société boo xamante ni nii mooy gérer togg étudiants yi ñoom diir bi ñu ko gérer fukki fan yu ne Cheikh Oumar Anne jël 150 millions ci fonds COUD yi. di def ay surfacturation di jël xaalis bi di rawale di sàcc di denc ci ay banque mais nekkul OFNAC kese moo def enquête ci anam gi Cheikh Oumar Anne yore woon COUD. autorité de régulation des marchés publics muy ARMP moom itam defoon na ab rapport ci anam gi Cheikh Oumar Anne yore woon COUD parce que dafa am benn marché gré à gré bu mu réglé woon foofu noonu ci anam gi ñuy gérer ak exploiter yenn restaurants universitaires yi te xamuñ yan conditions la attribuer marché yooyu noonu. léegi nag gannaaw ba mu defee rapport ci anam gi Cheikh Oumar Anne yore woon COUD OFNAC ki ko jiite woon jamono jooju di Nafi Ngom Keïta sàkk woon ñu dindi Cheikh Oumar Anne teggi ndombal tànkam ci bopp COUD boobu yàgg na 2014 2015 nguur gi def ko woon mais Nafi Ngom Keïta sàkk woon ñu teggi ndombal tànkam ndax lan entrave à l'exécution normale d'une mission de vérification et prendre toutes les mesures utiles pour qu'il ne soit plus confié à la responsabilité de diriger un organisme public maanaam OFNAC bi mu sàkkoo ñu dindi ay fonction moom Cheikh Oumar Anne dafa ne waratuñ ko jox benn poste de responsabilité ci Sénégal ni muy doxee mais ba nit ñuy wax ak yéen amul dara lu ñu def toppewuñ ko dara au contraire Macky Sall daf ko defal promotion nommé ko ci bopp ministère de l'enseignement supérieur mu remplacer kii di Mary Teuw Niane. est-ce que yéen a ngi imaginer mbir mi ni mu garaawee yow nga gérer campus social bu université bu Dakar ak ay sàcc centaine de millions nga sàcc ko
loo xamante ni buñ ko xayma woon daanaka jege ne milliard. au lieu ñu yóbbu la ci prison ci yorin gu bon nga delloo Sénégalais yi seen alal ñu yóbbu la ci niveau bu gën a kawe nga gérer njàng mu kawe bi Sénégal yépp. yow nga nekk kudd di sàcc ay centaines de millions mais buñ la tegee ministère de l'enseignement supérieur ay milliards ngay sàcc parce que di nga gën a am budget di nga gën a am yeneen opportunité pour sàcc. donc problème bi ak Cheikh Oumar Anne lii kese la et pourtant bi OFNAC defee enquête ba xam détournement yi Nafi Ngom Keïta dafa envoyé rapport bi Bassirou Gueye pour que ñu topp Cheikh Oumar Anne mais li mu ko tontu woon waxoon nañ ko ci benn vidéo mooy topp ma kenn li Cheikh Oumar Anne def ci kudd soxlawuñ sax rapport parce que ñëpp xam nañ ko. donc xam ngeen ni procureur bi nga xam ne chaque fois mooy organiser ay conférence de presse di wax ay convocation wala ay topp nit ci yoon daf ñuy sax reetaanloo xam na bu baax ñi mu war a topp maîtriser na bépp dossier bu xew ci réew mi mais il faut que mu organiser fi ay théâtre woo journalistes yi ñu wër ko journalistes yi itam bàyyi ko muy wax lu ko neex alors que deful liggéeyam comme ni mu ko war a defee. sàcc yi ñiy ger nit ñi délinquants yi nekk ci réew mi xam na leen mais dafa préféré dëgg ci ay tànkam. mais lii lépp dina jeex nguuru yàlla kese moo dul jeex waxoon nañ ko ci benn vidéo dañu am ak affaire ay nit yoo xamante ne nii ay baadoola lañu woon tey ñu jot ci nguur bëgg cee profito tekki abadan mais tôt ou tard dinañ fi jóge te buñ fi jógee lu mësta am dina xew fii ci Sénégal mooy nguurum lëmm ñu ci bari ñu wutal leen kaso spécial tëj leen fa ngir lépp loo xamante ni teg nañ ko Sénégalais yi ñu fay leen ko alal gi ñu sàcc détournement yi corruption yi li ñu waroon tabaxee ay école ay hôpitaux ñu jël ko sàcc ko loolu lépp dinañu ko fay incha allah. donc vidéo bi tay loolu woon ñu jagleeloon ko Cheikh Oumar Anne di délinquant bi mag bi nekkoon kudd te tey ñu teg ko ci boppu ministère de l'enseignement supérieur donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo.